alarba ñaar fukki fan ak ñeent ci tabaski atum junne ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ñaar gàddaay ga mbokk yi dalee nag jàmm ci xibaar yi manax gi li ci gën a fës l'accident bu métti bi nga xam ne am na démb sa njumba lu ëpp fukki doomi aadama ñàkk seen bakkan ca diwaanu Podor jëw ñi nga xam ne ñoo yor wàllum dem beeg dikk bi ak ñi nga xam te ne bi ñoo yor wàllum nekkinu askan wi ci kaw ga daan nañu wutali boobu la bërëb ngir saytu mbir yi ni mu demee waaye nag ñu jàpp ne loxoy doomi aadama génn ci ay soññee dinañ ko teewlu si suñu teewaay yëpp ka ñu fa teewal di Momar Alice Niang dinañ daal di wax ci li nga xam ne moo di wàllu wér-gu-yaram ak kuréel gi nga xam te ne bi moo ëmb ay syndicat yu daal di taxaw jamono ji di 3S SAMES SUTSAS ak fi nga xam ne moo di Centras daal di taxawal googu kuréel amal ab toogaanu ñaxtu tey ji taxawaay bi nag li nga xam ne moo ko waral moo di ñu gën a taxaw rawatina ñu jëm si wàllum radiographie si hôpital yi nga xam ne ñoo nekk si région yi lu toll si juróom-ñett fukk ay liggéeykat yoo xam ne ñoo di ay doomi Sénégal ak ñaar téeméer ak ñeent fukk ñoo xamante ne bi ñoo nekk si ëpp bërëbu liggéeykaay bi nga xamante ne bi moo di Sanofi ñoom nag lañu daal di xamle ne nañ nar a dàq ñu jëm si wàllum ñàkkub liggéey ñoom ñeen ñi si bërëbu liggéeyukaay bi nga xam ne mooy jëm ci defar wàllum garab wàllum pharmacie si réewum Sénégal di ay doomi France mbokk yi lii mooy li nga xam ne dinañ ciy topp li nga xam te ne bii moo di gëstub bis bi di découverte bi nga xam ne nañ ci ànd ak ki nga xam ne moo di Mountaga Kane si diwaanu Mbour mu xam la ñoo gox bi nga xam ne moom la ñuy wax gàdd ga Mbour naar dinañ ci daal di yaatal ngir jax li nga xam ne moo di xibaar ni ki àllarba bu jot nees kiis ñu def si faram fàcce l'accident bu métti ni ki démb si diwaanu Podor ay doomi aadama yu ëpp fukk ñàkk seen bakkan l'accident boobu waral nag yow ñi nga xam ne bi ñu yor wàllum ndem géeg dikki gi ak ñi nga xam ne ñoo yor nekkinu askan wi ci kaw ga daal di nemme ko ci ni nga xam ne moo fa am la ñu njort moo di loxoy doomi aadama génn ci di ak càggan goo xam ne jàpp nañu ne faaw ñu war koo joyanti Momar Alice Niang. ginnaaw l'accident bi nga xamante ni am na ci diggante Podor ak Ndioum ba lu tolloog fukk ak ñeenti doomu aadama ñàkk ci seeni bakkan jëwriñ ji ñu dénk wàllub transport ak jëwriñ ji ñu dénk wàllub équité territoriale dem nañu ca bërëb bu l'accident ba amee gannaaw ba muy dellu si ci li waral accident bi ñu dénk wàllub transport di joxoñ baaraamu tuuba sàgganteeg doomu aadama. bu ñu gisee ñu blessé ak ñi nga xam ñoo ci ñàkk seen bakkan daf mel ne ñeent fukki maanaam doomu aadama la ak juróom te oto yi seen capacité fanweer ak ñeent la loolu mooy la maanaam dafa surchargé loolu nag dafa poser problème parce que boo ñëwee fii ci accident bi tali bi baax na am na signalisation donc oto yi aussi am nañu visite technique donc lan moo indi accident bi maanaam facteur humain la maanaam peut-être ci nit ki la ñu doon dawal kenn ki nelaw la fekk moromam indi musiba bi bu toll nii wax nañ ko mais dañ koy waxaat il faut que ñu xool ak acteurs yi yan jumtuwaay la ñu mën a jël pour que yu mel ni bañ a amati en tout cas mu wàññeeku. ñi nga xamante ni ñoo mucc ci l'accident bi ñu ngi ci hôpitalub Ndioum ñuy saytu seen wérgu yaram jëw nañ juñ dénk wàllu équité territoriale di xamle ni gouvernement bi dana leen taxawu bu baax a baax. à chaque fois que occasion yu mel ni am ci askan wi ci réew mi ak fu mu mën di am président de la république day jël ay motuwaay yebal fa ay ndawam ne leen nañ fa yegg si xamal ko ne ñi fi jógee ci njabootam la ñu bokk déjà wax nañu luy tolloog fanweer ak ñetti blessé yu métti ñu ngi fii au niveau de l'hôpital joxe nañ léegi ay ndigal en relation ak le gouverneur de la région pour que ñi nga xam ne ñoo blessé yu métti yi mu leen yóbbu Dakar lu mu gën a gaawee ak aussi ñeneen ñi ngi nekk fii aussi ñu xool nag lañ leen di prendre en charge. ngir nag wàññee l'accident yi ci biir réew mi jëwriñ ju dénk transport di xamle ni dana am ay waxtaan yoo xamante ni mboolam acteurs yi danañ ko def ngir nag xoolaat mbir mi bu baax a baax. Momar Alice Niang di ko daal di jaajëfal wax lu jëm si wàllu wér-gu-yaram ak kuréel goo xam ne daan nay taxaw ëmb ay liggéeykat wala bon syndicat wu liggéeykatu wàllu wér-gu-yaram di 3S ndaxte ñi nga xam ne ñoom la ëmb moo di SAMES SUTSAS ak ñi nga xam ne di waa SUTRAS ñoom nag dañu daal di taxaw temm ngir ñaawlu doxinu ab polomètre bi nga xam ne moo nekk seen région bu Thiès si hôpital bi nga xam ne dañu jàpp ne fi nga xam ne fa la ñuy defee rajo lépp ñoŋul waral nag ñu daal di amaloon ab toogaanu ñaxtu ñu teewlu ci ki nga xam ne moo yor seen kaddu Abdou Karim Diop si micro Mountaga Kane. donc sëy bi ñu sëy ak polymètre gis ñu ci suñu bopp fu mu ne nii tas lañ bëgg bi weer wi amee ñaar fukki fan ak juróom-ñeent
ñu dajeewaat waxtaan gis nga revendication yi ñuy waxoon jox ko waa Polymètre jox ko administration hôpital bi ñu gis ni dara changé wu ci. bi ñuy signé contrat bi conseil d'administration yi yëgu ko ñi nga xam ne ñooy liggéey ci rajo boobu rajo dafa am lu ñuy wax rayon X am na dose boo xam ne boo ko tegee nit ki dafay dee am na dose boo xam ne boo ko tegee nit ki daf koy indil ay cancer wala yeneen feebar ñi fay liggéey fu mu toll ni kenn mënul xam ban dose la ñuy jël weer wu ne. beneen problème bi mooy problème maintenance appareil yi fa nekk dina paan lu yàgg kenn du ci wax dara. hôpital bi li muy am ci bénéfice su Polymètre néew na néew goo xam ni hôpital bi gisu ci boppam ginnaaw loolu ñi nga xam ne dañoo am jafe-jafe seen jotul seen ginnaaw suñu bëggee def rajo jafe-jafe bu nekk la ñuy am ndax Polymètre du leen jël en charge. waa Polymètre génne benn bataaxal ne chef de service bi nga xam ni ay cëram ak yelleefam décret bi nga xam ni moo indi réforme hospitalière moom moo ko jox ñu ñëw teggi lépp jox ko waajoo xam ne gestionnaire lañ ko tuddee ne ko yaay responsable activité médico-technique loolu nag day loo xam ni mënuñu ko nangu mënuñu ko seetaan. des si wàllum wér-gu-yaram ak lii lëmbe jamono di mbasum coronavirus waaye nag ngir wax si toogaay ñaxtu bi nga xam ne ay liggéeykat yu faju gi jëm si wàllum mbas mi nekk si seete yi ñu ngi koy ñaxtu jamono ji di ndàmpaay yi nga xamante ni moom lañ leen war a jox seen liggéey. Gaspard Camara tey ji ñi nga xam ne ñoo di liggéeykat ya daal di xëy ab toogaan li ñu xam ne moom la ñuy sàkku moo di la ñu war a jox lañ leen war a ndàmpaay neexal leen ko seen liggéey ñu jox leen ko di prime ya nga xam ne moom lañ leen di warloog ñoom ndaxte lu ëpp sa lim ba nga xamante ne bi ñoo ko waroon jotuñu ko toogaan ñu waxtu boobee fekk war nañu ko maam Seynabou Baba ak Augustin Mandagne. liggéeykatu centre de santé bu Gaspard Camara nag mer nañ ba futt loolu ñoom ñii leen nag ñoo ngi laajte seen prime de Covid bi nga xamante ne moo ngi toll ci 300 000 liggéeykat yii leen nag dañu jàpp ne dañ leen beddi. suñu mayee prime te président de la République moo mayee prime pour liggéeykat yi nga xam ne ñooy liggéey ci santé bi mu may leen prime bu ñu mayee prime googu dañ ñu ko war a jox intégralement mais dañoo seetlu. dafa njëkk a joxe une première partie mu mel ni ay ñamal la wala ay sarax la alors ñenn ñi jot ñenn ñi jotuñ dara ñu toggati ñu gësam mu génnee benn partie joxe ba tey am na ñoo xam ne ñu jotoon benn partie joxuñu seen deuxième partie am na ñoo xam ne ñoom jotuñu dara. leneen lu ñuy ñaawlu mooy seen fayin gi nga xamante ne tuuti na loolu bu ñu sukkandikoo si agent de santé ñoom ñii nga xam ni ñoo di paramédicaux yi dañ leen féetale ginnaaw bi Macky Sall nekkee ci nguur gi ba tey. ñu ngi lancé un appel solennel au président de la République du Sénégal comme moom moo njabootee ñëpp ñun ñu nekk paramédicaux yi moom lan la leen di defal parce que bu joxee médecins yi ñu jox leen prime de responsabilité médicale prime de représentation médicale 450 000 dolli ci seen salaire 900 000 ak 800 000 mu nekk 1 million et quelque pendant que travailleurs yi ñi nga xam ne ñoo nekk ci centre de santé poste de santé yi di fa liggéey nuit et jour di fa fanaan di bàyyi seen njaboot te ñoom ñi ngi exposé devant les maladies te ñoom amuñ dara. ñoom nag jàpp nañ ne jëwriñ ji ñu dénk wàllum wérgu yaram moo waxal li ni mel bu ñu sukkandikoo ci ñoom ñu nekk ci wàllum xeex mbas mi dañ leen war a neexal. taxawaay tey fii naqar lañu am parce que dañu nekk ci corporation bi ñuy wax santé ñuy toppatoo wérgu yaramu askan wi. mais dañu seetlu ne ministère bi nga xam ne moom moo ñu ëmb ñun daf ñu respecté wul dara daf ñu farataalul dara ci ñun am na ñoo xam ne wuy ji nañ seen borom yal na leen yàlla yërëm te yéexee ñu dara ji leen ça va am na ñoo xam ne ñi ngi infecté feebar nañu ñu ngi toog seen i kër soldat nag buy dem front da nga koy mettre dans de très bonnes conditions ñun loolu la ñuy laaj. liggéeykat yi nag nekk Gaspard Camara ñoom nag du ñoom kese ñoo jotul seen prime Covid waa Wakam tamit Nabi Choucair tamit. am Seynabou Baba juróom-ñett fukk ci ay liggéeykat yoo xam ne ñoo nekk ci Sanofi di ab firme pharmaceutique boo xam ne mu ngi bawoo sa réewum France di yëngu ci wàllum garab ñooñu liggéeykat ci boobule lim
nga xam ne ñooy ay doomi Sénégal toll si juróom-ñett fukk xëyal seen ñu ñàkk seen ab liggéey ñoom nag ci lim bu yaatu bi nga xam ne nekk na si ñaar téeméer ak ñeent fukk si Afrique la ñu bokk li nga xam ne moom la leen këruk liggéey googee nag jox comme lay moo di dañu daal di bëgg a soppi ni nga xam ne noonu la ñuy doxee ngir wàllum comme lu ñu duppee business plan business model loole nag ànduñu si te ànduñu si ëllëg jàpp nañu ne ak jaay doole ak foqaate ci kàddu ki nga xamante ni bii moo di El Hadji Malick Amar bokk nekk ki nga xam ne mooy délégué liggéeykat yi si Sanofi Sénégal ñu def kàddoom ak Mame Abdou Guèye Kassé. lu xew suñu diggante ak Sanofi mooy Sanofi dafa décider changer maanaam stratégie léegi changement de stratégie boobu c'est au niveau mondial maintenant tey ci wàllu changement boobu noonu ci wàllu Afrique sowu jant ñu ngi xayma ci ñi war a dem ci 240 personnes dont juróom-ñetti fukki nit au Sénégal léegi ñun loolu bañuñu ko mais li ñuy ñaan rek moom mooy nañu respecter àq ak yelleefu liggéeykat yi. li ñu fas yéene def moom mooy woo autorités yi ndax yaakaar naa ni bi crise sanitaire bi dooree suñu son excellence le président Macky Sall waxoon na ni bu entreprise yi bu travailleur bu employeurs yi licencié ay travailleurs et que bu demee ba war a am na nekk loo xamante ni dañ ko teg ci ay fautes lourdes mais tey Sanofi mënta am une bonne santé financière Sanofi mënta nekk le premier en Afrique premier au Sénégal premier en Europe et puis ensuite mu bëgg a dem ba pare du respecter droit aux travailleurs yi ak yelleef yi li ñu def ci ay wàllu concept moom mooy benn One Sanofi ay esprit play to win donc tey waruñu jouer ak n'est-ce pas dundu africain yi parce que li ñu def tugal maanaam France jox leen 36 ba 40 mois bu ñu ko defoon fii yaakaar naa ni coow li du jib waaye munoo ñëw nit ki liggéey ci yow bàyyi fa dooleem bàyyi fa ndawam bàyyi fa kàttanam n'est-ce pas nga bugg ko jox ñeenti weer pour kuy soog a door ku dem def plus de 20 ans nga bugg ko jox fukki weer ak juróom. ñu dellu si waat si li nga xam ne moo di nawet beeg taw bu métti bi nga xam ne démb Ndakaaru daan nañ koy xëyee gonte ko muy indi nag ay njeexital yu métti si dem géeg dikki gi jafe woon na lool si ñi nga xam ne ñoo di askan wi jógee Ndakaaru dugg si ANR bii nga xamante ne bii moo nekk si biir dëkk bi ñu ànd see gëstu Pape Daouda Faye. taw bu métti bu ñu nemmeeku ci Ndakaaru moom ngay wéy di lore ba léegi transport bi moom yëg na ko bu baax mu jafe woon lool pour ñu dëkk ca banlieue yëpp Ndakaaru ñi ngi fii ci Colobane rang yaa ngay wéy njëkkante oto yi moom ma ngay metti non waaw taw bi tax ba oto yi manqué ni mais fii à chaque instant da nga doon ñëw à chaque fois da nga doon ñëw nga fekk oto yi taxaw mais ndox mi taw as néew gis nga xam nga rek waaye mais li ma jaaxal mooy au fur du temps bu tawee bu taw bi génnee ëpp ni mais xaw ma ko fi jëm waaw transporteurs yi aussi xam nga duñ bàyyi seen oto yi di dugg si biir ndox mi. taw bi moom ma ngay gàllankoor chauffeur yu bëri naam Sidi Diop moom bokku ci bu ñu xoolee taw bi moom ma ngay wéy di soppi yoon yi. non client yi bokkuñ fu ñu jëm nag bokkuñu fu ñu jëm ñun xam nga la Kër Masar laay bindu xam nga client yi géej waaye ak client yi Pikine xam nga bokkuñu loolu moo tax. non non loolu ma sax sama moo doxagum rek moo des sama rek moo des rek. waaw ma dem waaw. non passe ba léegi rek fu mu nekk nii 300 yi daal vraiment. la ko soriwul dara Vieux Diop ma ngay xaar oto bu ñu sukkandikoo ci moom transporteurs yi ak chauffeurs yi moom war nañu saytu seeni woto balaa nawet bay jib. xam naa lu ko gën a indi mooy xam naa taw bi parce que oto yi pour ñu ñëw Colobane avec embouteillage bi ak peut-être télé bi ni mu amee ndox xam naa loolu tax ñu am difficulté pour ñëw te comme la presque c'est à partir de 16 heures s'il est presque nit ñi di wàcc pour ñibbi en fait loolu moo indi kii bi quoi. waaw fii nag Colobane moom c'est spécial parce que yenn sax oto dañ fiy nekk mais kenn nangoo par exemple ko taaf laa jëm. ci jamono jooju moom quartier yu bëri ci biir Ndakaaru ngay wéyti dund ak ndoxu taw bi transport bi moom wàññeeku na bu baax di xaarandi balaa boobee ndoxu taw bi jóge ci tali yi balaa seeni woto di yàqu. bu ñoom client yi di dund jafe-jafe Pape Daouda Faye ñi nga xam ne ñoo di sawoosiet ak dawalkat yi woto yu ndaw yi ñoom it seen bopp seen xel dalul benn yoon si dawal si biir taw bi ak xuus si yenn bërëb yi nga xam ne day taa ndaxte ñi si ëpp dañuy am ay jafe-jafe si wàllum woto yi dañuy mujj di panne ba ñu yóbbu ko si mécanicien yi ñeen ñi jàpp ne sax dañuy mujj gaari seen woto ndax moo gën a wóor gëstu bi dañ ci ànd ak ki nga xam ne moo di Aïssatou Kane. taw doon ab ñàkkare si dawal ndamaar yi dawal si biir ndox nekk lu war a di. gën a bëri nag moom problème waaye comme oto yi ñuy bëri nekk électronique moo gën a bëri nag après dañuy am problème mu aliment ndox courant bi
comme ni muy traversé yooyu mais sinon ba xuus ci biir ndox mi nii bu amul problème même journée bi lendemain wala 2 jours tem nga commencé am problème boobu. taximaan bi di xamle ni daa sonn ci jafe-jafe yu ñu am saa yu yàlla bi tawee. ñun depuis démb presque si guddi gi difficulté leen doon ñun dañu mujj obligé garer suñu oto yi parce que mënoo daw mbedd yëpp ñoo inondé parce que difficulté bi nga am boo jëlee client bi même bu tawul da ngay nekk benn quartier tawul nga jël client dem ba foo xam day taw te boo demee foofu du mën a wàcc client bi il fallait nga xuus ci ndox mi te léegi boo naree def noonu nga obligé nga garer sa oto bala nga ci am yenn incident yi sa oto di yàqu. ñoom ñi li dawalkat du sawar bu taw soobee liggéey yi nga xam ni jaaru ci yoon ñàkkum canal yu doy ñëw dolleeku ci yooyu la jafe-jafe. waaw xanaa sonn rek parce que maa ngi soo wala ma gaare te am na bari ñoo xam dañuy fay ci ndox mi parce que dëkk bi amul canalisation bu ñu waxee ne dëgg travaux yi bari na et puis travaux yi benn àggu ci dëkk bi bari na ay dañuy commencé fii gas fii xam nga loolu day yàq suñu liggéey day yàq oto day yàq suñu oto man moo tax bu commencé taw damay dem gaare ba taw bi maa ngi doo génn depuis 2002 ba léegi chaque année nii lay mel chaque année mu gën a pire ah wax dëgg yàlla sonn nañ trop ci dëkk bi te da ngay fay droit di fay lu ne ngay fay. ñoom nag seen mëbët moo di taw warul tere ñu doxi seen i soxla. non matukaay moom état la ñuy ñaan ñoom xam nañ point yi nga xam ne ñooy stratégie yi nga xam ne ñooy ëpp ndax saa bu tawee fii ngeen fii point boo xam ne saa bu tawee kenn du fi jaar la Colobane noonu même allée Seydou Nourou Tall noonu la état mën war a dimbale woo xam ni point yi bu tawee parce que taw te mënu la war a mën a téye liggéey normalement dëkk bu développé taw mën a téye nga liggéey. saa su tawee nag dawalkatu oto yi nekk ci ay jafe-jafe yu metti daanaka sax su tawee bëri na ay gox yoo xam ni dootuñu fa mën a dem ndax ndox bi. Aïssatou Kane jógee si tali bi ak ndoxam ak taataa mu foo xamante ne bii mënee sutata di jaww ji jël roppalaan diggante Ndakaaru Banjul ba Freetown ànd ak ki nga xamante ne bii moo di Moustapha Gabar Diop ngir mu ànd ak waa Air Sénégal ñi nga xam ne jooyanti jafe-jafe yi nga xamante ne bii askan wi dañ koy daan dund bu baax a baax si li nga xam ne moo di dem ngeeg dikk diggante ay capital yu nekk si dendu Afrique waaye ubbeeku si àdduna wërngal képp mu ngi jëloon bi dendoo nag ki nga xam ne moo di Augustin Mandang ñu naw ànd ak ñoom. ay simili yu néew ñoo tegu ci ñetti waxtu ci ngoon si ñoo ngi ci biir roppalaan bu Air Sénégal jëm fële ca Freetown ak ab escale bu ndaw bu xam ne dinañ ko def ca Banjul lii doon ab vol inaugural ngir xool nit ñi def ba dugal compagnie Sénégal bi ci espace aérien bu Sierra Leone. suñu passage dañ doon am ay lëj-lëj. yenn saay sax dinañ mu war leen ci bu nga ñëw Dakar wala dem Freetown ñu dem yeneen dëkk yu sori bala ñuy dellu Dakar loolu mooy lu ñu indi tey lu bees di fexe ba suñu dëkk yi dëkk Afrique dem ak dikk bi gën a yomb loolu bokk na ci lu ñu sas. ci lu matul ñetti waxtu Airbus 319 bu Air Sénégal bile jóge Sénégal yegg ca Freetown ñeent ministère yu nekk ca Sierra Leone ñoo dalal lii di desserte bu yees bile xam ne bi njëkk ba ngir ñu yegg fa daawoon nañu def lu mu néew fukki waxtu jëwriñ gu ñu dénk lépp lu jëm ci mbirub tourisme gis ne vol bile dafa nekk loo xam ne day taxawu dëkkam sax ngir nit ñi mën faa yegg si. suñu dëkk di Sierra Leone bëri na loo xam ne nit yi mën nañ ko fi jëlee moo tax ñu bëri di fi ñëw ak déggoo bi ñu am gëm naa ni dina gën a sukkali suñu tourisme ndaxte ñëgu billet bi pour ñëw Sierra Leone daan na tax ñu bëri daw suñu réew mi ak li nga xam ni Air Sénégal indal nañu ko loolu jeex na. ak ndam bu yees bi mu amaat Air Sénégal gën a wane taxawaayam gi mu am ngir xool ni muy def ba dëkk yi nekk ci biir Afrique diggante jokkaloo waaye tamit mën a dem ca bitim réew doon lu gën a yomba. léegi nit ñi mën nañ jógee Freetown ñëw wàcc ci Dakar ci guddi gi mooy ay booru 11h ci guddi su fekkee ne soxla nañ ko mën nañ jël beneen avion Air Sénégal jóge Dakar dem Europe muy Paris muy Marseille muy Barcelone muy Casablanca tamit ak Milan te bu dalee lu ko dalee ci 2 septembre 2021 mu nañ jóge fii dem Dakar continuer dem New York ak Washington loolu tamit suñu mbokk Sierra Leone soxla nañ ko bu baax.
ak vol yi xam ne ñoo ngi koy def naka Dakar nekk li gën ci ubbi ay buntam te fësal ne mën naa nekk ab hub régional te mën a nekk bërëb boo xam ne koom-koom mën na fii duggee. waaw hub aérien bi retombée bi dafay nekk retombée bu bëri parce que dinañ defar ay centre pour saytu avion yi parce que avion dañ koy saytu saa su ne di xool gi ci panne ñu defar ko gi ci nar a panne ñu changé ko et cetera te loolu amul Sénégal amul Afrique de l'Ouest dinañ defar ay école yi nga xamee ni école pour former ay nit ci mbirum aviation la et donc kooku dinañ créer aussi ay zone franche yi nga xam ni borom xaalis yi dinañ fi ñëw def ay investissement def ay usines ak yooyu autour de l'aéroport loolu yëpp dafay delloo kanam dafay yóbbu kanam naataange réew mi day yóbbu kanam koom-koom bi. suñu yegsee ci ñaari fan ci weeru septembre ci atum 2021 Air Sénégal war a ubbi ab ligne bu yees boo xam ne day jóge Dakar dem New York yegg itam ba Washington yooyee ligne yu yees nekk ay lignes yoo xam ne ñaari vol A330 néewu ñoo koy def ay bés yu ne. Moustapha Gabo Diop Augustin Mbengue ak Cheikh Adana Fall mi leen gàttandu ci aéroport international Blaise Diagne foofii sa jas dañuy jëlaate beneen roppalaan wutali tugal ngir wax ci li nga xam ne moo di vacances yi nga xamante ne bi nag ñoom tubaab ya ñu ngi koy bëgg a def ren ñu ne donte mbas maa nga fa ak ni nga xam ne woon ko bëtale woon daaw ren moom faaw ñu génn daal di dundali seen i xol donte faaw bala ngay dem faaw nga nag daal di wada ay këyit yoo xamante ne bi moom la ñu duppee passe sanitaire ngir mën a génn ñu dem ba Paris fekk fa Abdoulaye Diop. fii ci France nit ñi nag jël nañ décision jël seeni vacances ren jile ginnaaw bi nga xam ne daaw vacances amul ndax pandémie Covid-19 ren ji nag français yu bëri dañoo décider génn pour changer air moment yi nga xam ne 4e vague bi commencé na Europe caractérisé ko par virus bii ñuy wax le variant Delta ren nag français yi ñii dañuy jël avion pour génn changer air pour daw virus bi mais ñeneen ñi dañoo jël gaar yi pour jël seeni train pour dem ci côté sud bi pour mën a décompressé wu wàññi xalaat yi wàññi coono yi ak stress bu metti bi nga xam ne Covid-19 moom moo ko créé daaw nag français yi kenn demutoon vacances mais ren jii ñoom taxaw nañ tem ci dem vacances pour gën a mën a nag yi féexal seen xol pour fàtte feebaru coronavirus bi nga xam ne mooy lëmbe dëkk bi ndaxam sax gouvernement bi dafa exiger lii di passe sanitaire maanaam ay ñàkku avant kenn di jël avion wala ngay jël train. Gàdduga wala Mbour naar di ab gox boo xam ne mu ngi nekk ci diwaanu Mbour atum 1900 la fa ay naar jóge woon Mauritanie daal di sampoon seen ay bés la dafay mujj sax nekk ab dëkk boo xam te ne bi yàgg nañ fa lool jamono ji nag ak ni nga xam ne la jamono xëttaloo ak ni nga xam ne ñu dëkkeek yeneen làkk yi tax na ba déggati naar wala bon làkk ko fa jafe na lool ak wolof yi nga xam ne moom la ñuy mujj di wax jamono ji teewul nag ñuy dund ak seen cosaan ba léegi mun tàgga kan moo ñuy xam rek ñoom. nu yooyu ngeen dégg ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko jagoo mooy màggi gox bi ñi nga xamante ni ñoom rek ñoo ko desee mbarak xaala nta yàgg na bees yàgg salaam maa fi macha allah ñu ngi ci dëkku naar yi moo tax ñu dippee quartier bi Gàdduga nga li ko indi mooy ay naar lañ moo indi Gàdduga wala fi tubaab bi di ko naa Mbuur moo li nga xam ne ay naar lañu rek fi nekkoon kenn ne amuñu woon fi benn wolof benn tukulóor benn bambara lépp ay naar la woon ay naar rek fi nekkoon moo tax ñu di ko doon Gàdduga ñi jëkk a dëkk ci quartier bi ñu ngi bawoo Mauritanie waaye ni ñu nettali histoire bi dafa wuute ñu jógee nañu ñu ngi jógee bu Tilimit am na ñu jógee kati ci des ci gannaaw waaye li gën a wóor daal mooy ñun ñuy sunu maam ñoo jógee bu Tilimit ñëw fii nag ci réew mi am nay at nag yu bari yoo xam ne ñu soog a egg fi parce que ñu ngi dëkkee woon dëkk bu ñu naa Samaan ñu jógee Samaan dem kër Ibra Faat booba dañuy wut xorom booba fële ñu daan nekk lépp dex ba fa nekk dafa daan def xorom bu bari ak xorom bu baax la woon dañ ko daan toj di sol ci saako bu ñu ko tojee sol ci saako bu ñu ñëwee fanaan bët set ñu dem kër Ibra Jeen bu ñu demee foofu di ko nat àndaari dugub àndaari xorom àndaari dugub àndaari xorom
ay gëlëm la ñu yore woon. ba yàgg nag Baye Maloum Ndiaye ne leen comme seen soxla yëpp fii na nag te fii ngeen koy jële di ko yóbbu fële te ngeen ñëw dëkk fii rek benn yoon. foo ñëw fii ci Saint-Pétersbourg bi ba yàgg nag mu ñu jóg fi nag ñëw fi nag xam ne fii moo gën a yaatu ñu dëkk fi nag ñu ñëw ñëpp fekk na naar bu fi ñëwati rek fii ñoom lay ñëw normalement 1902 lay doon. version yi dafa bari ils étaient des nomades jógee ci biir murit di nemmee ko fu gàncax gi ëpp ba yàlla dogal ñu yegg fii comme ku ne xam ne ni boori géej moom day am brise te lu bari matt te jur buggul matt te boobu tam suñu maam yi tamuñu buggul ay matt ñoo installé fii ci zone bi yàgg na nag wax dëgg yàgg ndax man ba mu fiy judd fekk naa fi ay drapeau bleu blanc ci guy yi fekk naa fi tam ay kano yoo xam ni dana déserté wu fii lañ leen tegoon ci kaw tund bi fii lu war a mat 80 kano ngir mën a musal waa gàdd gi ci mbasu peste bu bon bi colon yi déplacé nañu leen ay yoon waaye mujj gi nag ñu indi leen ci bërëb bi ñu ne tey. Quand la peste est arrivée après. gannaaw bi peste bi duggee ci dëkk bi colon yi dañu daal di indi suñu maam yi fii booba nag fii àll la woon yàggul dara ay 1972 bukki yi bëri woon nañ fi lool tubaab yi dañu bëggoon a musal suñu maam yi ci mbasum peste bu bon bi moo tax ñu indi leen fii ci diggante centre touristique ak Mbour Séeréer foofu lañ doon taal ñi nga xamante ne ñoo faatu woon ci mbasum peste bi ñun biñ nekkee gone sax dañ daan dem foofa ci bërëb ba di for ay per ak yenn bagage yoo xamante ni ñañu doon daal ñoo ko doon indaale. Et puis de là-bas pour les installer ici. quartier bi amoon na camp militaire bu ñu tuddee woon camp tirailleur ak it yeneen i bërëb bu noppalukaay. On a vécu presque 15 ans à 17 ans avant l'indépendance avec les tubaab ici. Il y avait un camp appelé les tirailleurs. Les tirailleurs fii toutefois fii avant la Tripano amoon na fa camp bu mag. boo xam ne ay tubaab fa nekkoon fii derrière Mbour Séeréer amoon na fa benn camp boo xam ni aussi c'était des tirailleurs avant le camp de repos centre touristique bi camp de repos lañ koy wax boobu tubaab yi les militaires les gradés les tubaab blancs ils venaient directement de Dakar pour y reposer ici. lii di wàllu boucher ak wàllu defar der ak it wàllu napp loolu mu nekkoon liggéey yi ëpp solo yi waa quartier bi doon doxal. Quand ils sont arrivés ici. li ñu xam ne woon naar yi boucher la booba abattoir yi ñu ngi ne woon ci wetu prison bi su góor yi reyaani jur yi ba jaay yàpp bi jigéen ñi jël der yi di ko wuli defar ko ba mu baax jaay ko wuude yi gannaaw quartier bi sorul géej gi amoon na si ñaari maam yu doon dem géej mais bari wuñu woon lo waaye daal liggéey bi gënoon a fës mooy wàllu jaay yàpp la boucherie. waaye nag liggéey bi aju ci wàllu der bi dafa mel ni mu ngi bëgg naax saay. bari nañu doon def waaye fu mu ne nii man rek maa fi nekk di kalangaatu fu mu ne nii ñu bari bàyyi nañu ñi gën nañu àdduna ñi dem ca géej ga moo leen gënal da di man nag métier bi aw ma tuma kattanam waaye daf ma neex. làkk xasaniya bi moom daanaka kenn waxatu ko. parce que boo compté ñi fi mun a làkk naar yëpp lu mot fukki nit am na nag ñuy làkk naar waaye munuñ cee làkk naar lu mot fukki nit parce que seen i ndey des ak ñoom ñun bu ñu demee liggéey seen i ndey wolof rek lañu di làkk ndax jaxasoo nañu ak wolof yi bu ñu marché bu ñu demee marché wolof la ñuy wax fu ñu mun a dem wolof la ñuy wax bu ñu desee fii wolof yi ba yàgg nag wolof yi bari fi wolof yi dëkk fi séeréer si dëkk fi bambara yi dëkk fi saraxule yi dëkk fi séeréer yi ñëpp dëkk fi amul benn xeet bu susu yëpp ñoo fi dëkk léegi. waaye nag am na ñoo xamante ni ba tey ñu ngi yëg culture naar ci seeni siddit. Mountaga Kane di ko jaajëfal leen mbokk ci teelu bi fii la ñuy daal di amale jotaay xibaar yi benn jotaay 19h45 la doon ci kàllaamay nasaraan ngeen ci ànd ak Adama Anouchka Ba la total gis ak Cheikh Lena Fall xibaar di wéy ni ci www.media.sn jërë ngeen jëf.